yàlla mooy dogal lépp lu may entamé ci sama carrière ci Bakane lay njëkkee mais loolu yéene moo koy def parce que dañ naan yéene moo ëpp doole jëf Bakane ñu ngi njëkk a daje 98 ma xam ko découvrir ko mu doon def album ko réaliser bëggoon ñu def benn featuring ci biir loolu ma fréquenté ko mu yàgg a nekk nag nit ku baax yàgg a nekk un serviteur yàgg a nekk koo xam ne aussi lu mu mës a am rek partagé na ko jox na ko ay nitam moom toog ci loolu la ñu àndee mais nag jabaram yàqu ci dara man dama doon ñëw awma dépense jabaram jox ma dépense munas et que boobu xamante gu ma sax ak bébé mi dama doon ñëw kër ñoom Bakane fekk fa grand Mor Kumba mu may ñaanal dama doon ñëw kër Bakane fekk fa grand El Hadj Ndiaye mu may ñaanal ak famille bi yëpp ñoom grand Moustapha Diouf donc ba yàlla dogal aussi ci biir loolu may gérer suma carrière bi nga xamante ni maa ngi bokk ak moom album bi war ci woy fàtte na album bi ñu war a def mais mi ngi xool man nan laa mën a amee producteur et que boobu man it maa ngi wut ay producteur mais moom it mu ngi wut ba yàlla dogal Jimmy andi studio bu bees tax comme ni mu ñëw jël ma yóbbu ma kër Jimmy ñu teg suñu projet album donc je pense que yooyu yëpp su ma ko naree wax sax damay monopoliser tey bés bi parce que xam naa ne sonn ngeen donc comme ni ma ko waxee sama 1000 émissions yi ma def donc moom effectivement sama seex la hormis liggéey bi dañu am complicité boo xam ne complicité xarit la comprendre nga jamono di dox mu nekk ci Baba Maal jóge fa ba nekk Jolof ci Aliou Mbaye Nder nekk ci Viviane ba yàlla dogal tey ñuy àndandoo nag mu ñëw génération consciente ñuy liggéey li liggéey nag liggéey bu set liggéey bu dëggu liggéey boo xamante dañ ko teg ci dignité teg ko ci loyauté teg ko ci fidélité kenn du nax sa morom kenn du jay sa morom ku ci nekk loo sentir rek loolu ngay développé mais nag muy koo xam ne leader la ndax leader mooy fu dara nekkul nga jëm fa def dara tey buñ ne famille jërë-jërë comme bërki démb maa ngi gis ci internet bi grand Aziz Seck mu joxe message bu am solo que ni Bakane dafa nangu ba pare nag yàgg représenté dëkkam yàgg représenté aussi famille kon Bakane studio bi nga def nii defaloo ko Sénégal de defaloo ko Afrique mais àdduna nga ko defal parce que li fi nekk ci logistique dama gëm ne tey tubaab dina jóge Europe ñëw Sénégal pour enregistrer dama gëm ne tey tubaab dina jóge Amérique ñëw Sénégal pour enregistrer ndax mbir mi nekkatul fenn mbir mi xam nga fu mu nekk ngëm-ngëm liggéey ak sellal ak dëggu rek foofu la mbir mi nekk kon yal na la yàlla fulal studio bi ba ay studio di ci topp yal na la yàlla fulal télé bi ba ay télé di ci topp baax nga gore nga am nga jom fonk nga say waajur te nangoo ngaa liggéey ndax lii tey ñun ñi nga xam te aussi nekk nañu ak yow di liggéey ak yow di ànd ak yow partout dans le monde ñun mën nañ ko seere groupe bi léeg-léeg day am lu lëj nga jóg sol sa dàll lijjanti ko ma sàmba du yëg ma dem du yëg yaa ngi wax sànq lu am solo que nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci dëgg da ngay ànd ak moom ci fidélité ak loyauté donc maa ngi leen di gërëm di leen sant kontaan naa trop vraiment presse bi aussi mention spéciale grand Bouba taxawaay bi rafet na trop grand Mor taxawaay bi rafet na vie suñu xalifa taxawaay bi rafet na asalaamaaleykum wa rahmatullah. Pape Diouf tey lan nga mën a wax sa mbokk artistes yi tey. mais comme li ma wax rek man def naa 25 ans de musique kenn mënatuma ci nax métier mi ngi si sama biir ba tey nag damay jàng élève la du ma mës a nekk maître ndax yàlla moo ne wàcce leen seen bopp ma yëkkati leen mais defe naa ni son kenn mënatuma si ndax xaw naa tuuti aussi et que je pense que ni tey li ñuy wuti sur le plan international am na fi léeg-léeg mën nga dem Europe sax bitim réew di enregistrer te li nekk fi nekkul foofu donc tur bi rek moo fi nekk donc maa ngi lancé un appel solennel sama mbokku artistes yi ku ci bëgg am son boo xam ne vraiment ku ko dégg ni waaw
na nga ñëw affaire baa ngi fii te pour ñëpp la loolu moo waral nag ma ne ko jëre bàyyil man ma léemu ko ndax yow yàllaa ñu boole bàyyil ma dugg fii ci barki sëñ Fallou def ñaan woy suñ borom nag ñu tàllal ko suñu ay loxo xéwal yi saawaan baawaan bañ naan nag tey fi mu ne nii calendrier bi fii ak 6 mois bukki na te loolu la ñuy ñaan yàlla incha allah jërëjëf merci beaucoup. salaamaaleykum na ngeen def maa ngi leen di nuyu normalement bu doon keneen damay ñëw nuyu ko féliciter ko dem mais Bakane bu defee benn lu toll nii man dama ci am responsabilité parce que yàlla moom mooy boole ay nit et je pense que yàlla bi mu ñu boolee quand même mat na peut-être tey 20 ans te musuma fàttaliku benn yoon bu ñu waroo amul jamais Bakane waxuma man mais musique sénégalaise en général ñëpp ñoo ko amal njukkal kooku moom je le dis haut et fort parce que non seulement dafa am talent mais dafa am yéene ak générosité boo xam ne moom la ji ci artistes yu Sénégal yëpp xam nga dafa am benn vague artiste bu ñëw peut-être qu'il y a 10 ans de cela je suis bien placé pour le dire am na lu ñu ci def tuuti ci musique bi te ba tey jii nii su may dégg liy génn ci musique sénégalaise xam naa ni am na liggéey bu ñu ci def pour indi ci beneen touche te loolu Bakane daf ci am solo Bakane est un grand artiste avant tout c'est un grand percussionniste boo xam ni vraiment def na liggéey bu am solo ci musique sénégalaise bon man sama diggante ak moom yàgg na damay toog ba si yàgg sax nit woo ma Europe la may woowee ne ma yow Bakane lan nga ko defal ma ne ko lan mu ne ma musuma gis nit boo xam ne ay seede yu rafet lay seede ci yow tout le temps parce que su ko waxee ak su ko waxul yëpp xam naa ni dëgg la parce que moom xam na man xam naa ni musuñu waroo musuñu werante ñoom Babacar ak ñëpp booy yu bëri fi nekk ay artistes yëpp ci ay loxoom la ñu jaar on a créé le Jolof Band en même temps man ak moom mooy créé Jolof Band c'est pas vraiment moi c'est Bakane qui a créé le Jolof Band parce que dama ko woo ba sama kër ma ne ko dama bëgg a defar benn orchestre ne ko yow laay jox responsabilité nga choisir musiciens yi moo choisir quasiment 90% des musiciens donc kooku li ñu ko war a remercier bëri na gis naa aussi liggéey bu am solo bu mu def ci artistes yu Sénégal yu bëri ki ci ñu ci gën a xam muy Pape Diouf parce que maa ngi fàttaliku ay jamono vraiment sonnoon na ci trop donc vraiment li mu jox musique sénégalaise daf ko war a delloo donc su defee studio bu mel nii nit ñi dañ fi war a ñëw di liggéey man mi nga xam ne sax temps yi xawoon naa bàyyi tuuti na xam naa dellu si waat tuuti ñu def ay affaire donc vraiment c'est un ami c'est pas musique bi moo ñu boole mais wóor na ma ni su ma amee benn xarit ci musique sénégalaise et ça je le dis haut et fort c'est Bakane Seck waaw bu dee kenn numéro 1 c'est Bakane Seck parce que moom je sais que suñu wéetee man ak moom mujj gi dañuy toog 1 heure de temps mu may tagg man ma koy tagg donc day dem ba affaire dafay soof donc vraiment yal na ko fi yàlla bàyyi yal na yàlla vraiment wéral loxo yi ak talent bi te fii kër ñëpp la ñuy invité ñëpp ñu fiy ñëw man en tout cas fii ak studio Prince Art laa boole dama koy xaaj 50% parce que à la fin de la journée li ñu war a comprendre mooy musique bi ñëpp ñoo ko bokk loolu dafa am solo ki ci gën a généreux moom moo ci génn générosité moo tax tey jii ni artiste bu fi ñëwul rek dina ma jaaxal parce que ñëpp la amal jàmm donc musique pour ñi nga xam ne ñooy doog a ñëw parce que on est un peu bien placé pour le dire ki ci gën a généreux ki ci gën a mën a partager moom moo ciy gën a dem ci kanam te loolu responsabilité bu rëy la ci am parce que moom nekk na benn colonne vertébrale par rapport ak artistes yu bëri yu nekk Sénégal xam naa li ma leen wax donc te xam naa ni liggéey bi mu ciy def mooy vraiment ñu rataxal diggante yi àddina amul solo parce que boo gisee ñu taxaw fii ñun ñëpp sol ay masque di wax moom mooy lay wan ni àddina am na leen lu ëpp importance donc yàlla na ko yàlla mottali moo koy gërëm au nom de la famille yëpp famille bi yëpp mais xam naa ne ci famille bi man la ci jiital donc moo koy féliciter sama rakk ji vraiment di encore une fois di ko ñaanal di ñaanal ñi topp ci ginnaaw yëpp di inviter artistes yi ñu ñëw ci studio bi def fi ay kii parce que musique sénégalaise dafa war a dem ci kanam te moom ci moom ci ñi ñu yaakaar ci la bokk donc maa ngi leen di gërëm di leen sant. mooy olof yi dañ ni su nee diw baax na ñu ne mbaa mbokk yaa ko wax naka la ñuy xamee ne nit baax na wala boog ay mbokk naka la ñuy waxee ni diw baax na mooy su xewlee soo xewlee say xarit taxaw say mbokk taxaw ñi mënta ñëw sax wane ci façon bu bare nii bëggoon nañ fi teew gis ngeen par exemple image yi ñu doon xool léegi
ngeen gis ci Baba Maal ngeen gis ci Pape Diouf gis ci ñeneen ak ñeneen ak ñoo nga xam ne xëy na ñi ngi ci yoon wi sax di ñëw te egseeguñu donc loolu dafay wane ni muy mbokk muy xarit ñoom ñëpp am nañu mbégte ci jaxasoo ak yow parce que yoon wi nga jaar la dëkk bi jaxasoo na soxla yi bari na xat-xat yi bari na de sorte que ñaari nit ak ñett bu ñu jógee ndax yow c'est parce que da nga leen ko jaral da nga leen ko jaral parce que da nga nekk ndaw loo nga xam ni da ngay servir d'exemple da nga nekk modèle parmi la jeunesse de notre pays du ñu la dégg ci lu dul noonu du ñu la gis ci lu dul noonu te leer na ma ni say mbokk duñ la fekk ci lenn loo yaa ngi ciy yëngu ñu du ci am kersa donc loolu doy na satisfaction lii nga xam ne moom nga taxawal aussi ambition moo tax nga taxawal ko xëy na du alal ju bëri du leneen ak leneen mais nit dafay am ambition soo jógee ni fii laa jëm yàlla sutural la ba fi nga bëgg a dem nga egg fa bari na ci ñun ñoo nga xam ni li ma ko sama benn xarit journal di tooñee ni ma ba ngay jëkk ñëw Ndakaaru mbuus nga yor xamoo kër gooy fanaan et c'est vrai nga départ ci zéro dara di jóg di daanu gëm sa bopp et c'est important gëm sa bopp doo dugg ci loo warul dugg mais lépp loo yaakaar ne soo ko defee mu amal la njariñ amal njariñ sa askan amal njariñ sa famille nga nekk ci loolu yàlla di la jàppale ba suñu jonni tey donc loolu dafa nekk exemple bon ku nekk mën na ko suivre dama dégg benn woyu Ismaïla Lo Bawol Bawol vous l'avez tous suivi jël butéel di jaay di for ay pot di jaay di for ay sagar di jaay ñu di la reetaan mais loolu daf lay jural loo nga xam ne ëllëg ku la romb daf lay ñee am na ñoo nga xam ne tey ay patron de presse lañu maa ngi déglu démb avec beaucoup de plaisir sur la RFM ñu invité Ndoye Bane muy wax un peu son passage ba mu dem armée génn armée nekk gardien fii ci benn affaire ñu di ko fay 45 000 ba benn jour am ko manqué ñun ko kaay def lii ci studio bi mu def ko petit à petit kay yéeg ba egg fi nga egg tey donc kenn ku ngeen gis tey mu mel ni dafa am une réussite sociale su leen joxee parcours am ngeen xam ni parcours boobu kenn ku nekk war na ci mën a inspiré wu ba ëllëg ak si nga tegg te nga war a tegg donc pour revenir Bakar dañu lay féliciter ci liggéey bi nga def nii te du yàgg di nga xam ni toutes les autorités du pays kontaan nañ ci li nga def en commençant par le président de la République jaare ko ci ministre de la culture ak ñëpp ñi nga xam ni dañu nekk ci secteur bi nga xam ci li nga yëngul parce que maa ngi koy waxee léegi sa frère Ablaye sport musique bu njëkk fo la woon mais léegi nekkatul fo mooy vecteur u développement mooy régulateur social damay wax ni bu ñu xëyoon ni musique amatul sport amatul LONASE amatul gouvernement yëpp daanu parce que ñoo ŋànk économie réew mi donc ñi nga xam ne dañu nekk ci musique di ci yëngatu art de manière générale presse bi nga xam ne ku exister yéen a tax bu presse amuloon kenn du xam kenn parce que tey ñi ngeen dégg ñu di leen coow ci dëkk bi yëpp activité bu ngeen dégg nit di ko def ci dëkk bi tey am na ñu ko doon def donc je salue mon frère Bouba qui vient d'arriver donc ça confirme li ma doon wax ne ñu bari ñi ngi ci yoon wi di ñëw donc lu fi nit di def tey nay musique nay bëre nay tëgg sabar nay leneen ak leneen am na ñu ko doon def démb ak bërki démb dàq leen ko fuuf te ñooña xamuñu leen la différence tey mooy am nañ une presse très performante boo nga xam ni lépp lu fi nit def ci lu baax ñu siiwal ko ba ñëpp joti ci donc la presse aussi dafa jouer un rôle important donc encore une fois Bakar am nañu une très grande satisfaction ni ma ko waxee lay rek li may wax mën naa ko wax ci turu toutes les autorités de ce pays là te ñëpp aussi danañu engagé wu jàppale la ba lii nga xam ne moom nga def incha allah rabbi lépp loo nga xam moom nga ci yaakaar yàlla defal la ko te gëm nañu loolu gëm nañ ko parce que ni ma ko waxee ci njëlbéen rek loo jàpp say mbokk jàpp ci say xarit jàpp ci mën nga am yaakaar ci ne loolu dana jëm kanam te it boo commencé dara tey suba nga gis yokkute ginnaaw suba nga gis ci yokkute mën nga gëm ni fa nga jëm na nga fa egg donc encore une fois ñu ngi lay remercier bu baax a baax waaye di remercier toute ta famille góor a jigéen mag ak ndaw di nuyu notre frère Bouba qui vient d'arriver et à travers lui mon frère Ami Youssou parce que dafa bokk ci engouement ni ñi nga xam dañuy révolutionner ce pays là ndax avant l'avènement d'un Youssou Ndour am na peut-être bët bu ñu doon xoolee musicien avant l'avènement d'un Tyson
am na bët buñ doon xoolee mbër avant l'avènement d'un Sadio Mané ou bien de El Hadj Diouf am na bët buñ doon xoolee football kat donc ñooñu dañu nekk ay modèles yoo nga xam ni réew mi dañu leen amel njukkal donc encore une fois maa ngi dellu di leen gërëm pour ne pas trop tirer xam nga nag ñun benn volet bi booy wax da nga naan du ma ci sore waaw bu ñu dee du ma ci sore on parle pendant 1 heure de temps donc vraiment maa ngi yem foofu di leen dellu di leen gërëm bu baax a baax merci beaucoup. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum tey moom dama kontaan ndax xaw ma lan laa war a wax maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax julli ci Seydina Mouhamed sant sumay waajur sant sama yaay ak suma papa bu baax sant samay mbokk suma famille jërëjëf yëpp nag maa ngi leen di sant suma mag yëpp sama mag yëpp maa ngi leen di sant bëgguma lim kenn di bàyyi kenn sama mag yëpp maa ngi leen di sant sama rakk yëpp maa ngi leen di sant sama doom yeeg sama jarbaat yëpp maa ngi leen di sant tey nag damaa kontaan li tax ma kontaan mooy ni ma gestoo ku mel ni suma papa sama mag sama xarit muy Alaaji Vieux Seck dafa bàyyi yitte yëpp jógee ba Kaolack te jóg yombatu mu bàyyi ay soxlaam yëpp ndax moom mooy suñu papa ndax moom su ma koy xool sama xel yëpp day dem ci nim ñu yaree parce que man fi ma dëkk ci Kaolack maanaam su doon taw maa ngi fàttaliku day taw seng yi di senn maa ngi koy fàttaliku loolu may caat mais maa ngi fàttaliku loolu sama yaay daw di ut paan pour taataanal sama papa donc moom à l'âge de 14 ans la wàccee sama papa ci dépense moom Vieux Seck ñun ñëpp moo ñu defar ñun ñëpp moo ñu yar par commencement ay ñoom Badak ñoom Coombaay ak ñoom Abdoulaye Ngom ak ñeneen boobu ñun sax ñëwaguñu donc kon kooku dañ koy ñaanal fan bu gudd ak wér te mu fekkee suñu njëriñ sama papa wàcc na sama yaay wàcc na waaye nag defatuñu dara loo xam ne ni que maanaam moom su bëggul rek ñun duñu bëgg beneen bi ci tegu mooy sama papa sëñ Mbacke Ndiaye donc depuis ma ñibbisi bi ma jógee Allemagne ba léegi heure bu ma ko woo daf may jël heure bu n'importe quelle heure tey dafa am leneen lu mu waroon a defi mais dane ma damay annulé loolu pour ñëw nekk ci sa wet ma gestu gis sama mag El Hadj Ndiaye Rose gestu gis sama mag Mor Kumba bu jabaay maam Yuga sama frère bi nga xam dañoo bokk maam moom benn maam ñoom dañoo bokk maam donc tey dama kontaan ba lu ma wax rek dama koy xeeb gestu gis Talla Seck mi ma bokkal ndey ak baay mu tuddee ma doom ma tuddee ko doom gestu gis sama doom sama taaw Babacar Seck gestu gis sama jarbaat bi ma déggal lool muy Pagaay Mbay donc dama sant yàlla gestu gis Ablaye Seck muy Jéy Baba ak Omar Sow suma manager Sofia donc ak Steph jërë yëpp donc sama xel gën a dal ki may mujjee nag mooy Boubacar Ndour kooku sama xarit la yàlla moom mooy def loolu moom sama xarit la sama xarit boo xam ne ni que man xam naa moom xam na yàlla xam na donc am na leen loo xam ne du ma ko sax bëgg di wax mais moom xam na man xam naa yàlla xam na donc ci lu bari lu ñuy waxtaanee loo xam ne ne que ci suñu biir la yegg donc sant yàlla mënul weesu lii ki may tëjee mooy Pape Cheikh Diouf bi ma taxawalee nii dane ma li may njëkk a def mooy pour ma solidarité génne naa suñu diggante xarit génne naa suñu diggante xarit ma ne ko loolu mooy lan mu ne ma studio bi dama koy louer pendant 1 mois 15 jours dama lay fay ba mu mat ta duma la deseel dërëm ma ne ko saay yow suñu diggante du loolu mu ne ma li nga def nii ku la dimbalewul wax dëgg yàlla kenn duma ci jiitu donc mu ñëw anticiper donc teg ko fi mu ko war a teg donc kon moom Pape Cheikh Diouf
di Pape Diouf donc dama koy sunu ànd donc dama ko wax sànq sama man Mbacke Dioum wax na ko Mbacke Dioum ñëw na fi sànq à 97 laa koy tegal maquette Pape Diouf te bi ma ko koy tegal yàlla seede na ka ay malakaan sama kaw Mbacke Boubacar Ndour mi moo njëkk a apprécier Pape Diouf wallahi azim boobu xamaguñ ne Pape Diouf dina dem jóolool ndax man dama gëm yàlla te lépp lu may wax rek lu nekk ci man la du ma wax mukk lu ma gëmul lu ma gëm rek laay wax moment bi Bouba di déglu Pape Diouf boobu Bouba xamul Pape Diouf Pape Diouf xamul Bouba waaye ki njëkk a apprécier mooy Bouba ak Viviane Bouba yor watawat seen kër am jóolóor yi Pressar tey lañ koy wax Bouba di xëj Bouba dama ne ko dama la bëgg a dénk Pape mu ne ma déet comme Ibou bëgg na ko def benn la ñun ñëpp a koy defandoo parce que ñoom xam nañ sama digganteeg jëmm ji ni ñu mel kii musique boolewuñu dafa am benn baat bu ma koy wax ma ne ko ñi nga doon àndal ñu jig la bu leen bàyyi mukk ku mel ni Mamane Thiam ku mel ni Assane Faye ku mel ni Modou Mbaye Tama donc ñooñu lu ñu lekk ci kii rek ay góor ay dañ ko war a lekk parce que loolu dafa nekk lu yàgg kon jëmm ji sama digganteeg moom dañoo bokk ndey ak baay moo tax du ma ko jëy du ma jëy sama benn mag dafay wax loolu saa su ne Alain Ndiaye Rose danaan koy àndal te dëgguwul wax day dëgg maanaam xam nga wax buñ ko rayante parce que ku ne yaa ngi ci àdduna te yàlla di la dimbali yaa xam jaaykatu gerte nga yaa xam loo mënti def ci àdduna donc moom sama zimo la sama xarit la li Bouba di wax Bouba keroog dama ko seeti comme ni ma koy wax mu ne ma di nga tax dinaa delluwaat ci musique lu tax su ma yàggoo di la ñaanal yow yaay ñàkk rek